mbokk yi safoo télévision Futur Média daleen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu na mu ko jukki dina bokk ci la nga xam ne moom xew diwaan bu Ukraine ci la jamono di guerre ba fa tey ji la nag télévision Futur Média reportage wi nga xam ne moom lañ leen di jagleel ci bés wi jox nañu kàddu gi ki nga xam ne moom moo di ambassadeur bu Sénégal diwaan bu Pologne ca République bu Tchèque ak itam Ukraine Papa Diop lay wuyoo la mu xamle mu di juróom-ñett ci suñu ay ñooñ daal ni ñu jéggi frontière ñaar itam egg fa nga xam ne moom moo di ca capitale wa daañu leen digtal aw reportage woo xamante ni daal na ci jukki kaddu foofee ca Ukraine itam xam ngeen la fa xew ay junniy doomi aadama daal nañ ci ñàkk seen bakken ñu bëri itam am fa ay gaañu bu ñu fa jugee daañu dem ca diwaan bu réew bu Corée foofee itam aw missile woo xamante ni di aw sox bu ñu fa sànni ni ki tey ji ci suba ca njël daañu wax itam ci inondation yi nga xam ne nag moom moo am ci Australie la mu jur ci ay yàqu-yàqu bari na daañu dëgmal itam fi ci réew bu Sénégal dëkk bu selluwaat di Tivaouane xam ngeen ne ñaari at mi ngi nii ziara général bi amaluñu ko ren jile jàpp dañ ko ci fukki fan ak ñett ci weeru mars atum 2022 ci ndigalu ki nga xam ne nag moom moo di xalif général kullu Tidiane di Serigne Babacar Sy Mansour mbokk yi tënk yaa ngoog léegi ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yu rafetlu ko doore ko na nga xam ne itam noonee la ñu ko junjee woon la nga xam ne moom moo xew ca Ukraine boobu ak léegi daanaka mbin ngeen ko ci dégg-dégg di li nga xam ne nag moom moo fa am ay doomi aadama di fa ñàkk seen bakken gaañu itam mu mel ni bari na reportage bés bi nga xam ne nag télévision Futur Média boobu ak léegi mi ngi leen koy jagleel tey jilee jox nañ kàddu gi ki nga xam ne nag moom moo di ambassadeur bu Sénégal ca Pologne République tchèque et en Ukraine moom moomee nag Papa Diop lay wuyoo la mu xamle toll na ci juróom-ñett ci ay doomi aadama suñu ay ñoñ yoo xamante ni daal nañuy jéggi frontière ñaar itam egsi nañ fa nga xam ne nag moom moo di ci capital wa ñu teeglu baat ak tontu wi nga xam ne dox na ci digganteem ak lañ leen bëgg digtal Chérif Dia. Sénégalais yi nekkoon Ukraine takk seeni bagage fëx wutali Pologne xibaar yu mujj yi mooy juróom-ñett ci ñoom yegg nañ ca frontière ba. am na ci ñaar yu jot a egg ca capitalu Pologne di Varsovie. am na groupe sénégalais boo xam ni war nañ toll actuellement ci 20 et quelques yoo xam ni agsi nañu ci frontière bi di bëgg jàll am na ci juróom-ñett ñoo xam ni jàll nañu ñu orienté leen ci poste ci centre d'accueil yi am na ci sax ñaar ñoo xam ni ñi ñëw nañu sax ba Varsovie parce que centre d'accueil yi tamit. temps de séjour bu ñu leen fay may du yàgg lool quoi diggante benn ñaari fan la donc bu ko defee rek dañu war a seet beneen pexe quoi. ambassadeur bi teewal réewu Sénégal ci Pologne ca République tchèque ak ca Ukraine nee na mi ngi bàyyi xel bu baax tolluwaayu doomu Sénégal ya nekk ca Ukraine métti na jamono ji wante moom mi ngi sukkandiku ci ndimbalal kilifay Pologne ngir ñu dalal leen bu ñu yegsee ca frontière ba. dañu ubbi. juróom-ñetti poste frontière yoo xam ne nit ñi mën nañ fa jaar nga xam ni comme temps de crise la dootuñu laaj visa dootuñu sax laaj test Covid boo amee passeport rek ak carte d'identité bu valable boo ñëwee ñu bàyyi la nga jàll. moom diplomate bi li muy rafetlu bokk na ci lu combat yi tartar amul benn doomu sénégalais bu ci gaañu mu jàpp ni li ko waral bokk na ci cellule de crise bi ñu teel a ubbi su ko defee. ñu xam lan mooy seen jafe-jafe loolu moo jiitu sax cong yi. avant sax ñun guerre bi di tàkk dañu jël suñu ay matuwaay taxawal ci ambassade bi benn kuréel bu ñuy tuddee cellule de crise boo xam ni ambassade ak sénégalais yi nekk Ukraine seen association ak suñu consul honoraire bi nekk foofu ñun ñoo ko seq cellule bi nag liggéeyam mooy essayer fexe ba information yëpp yu mu mën a am yu nekk Ukraine. yoo xam ne dina soxal suñu sénégalais yi ci lu wàllu ci aar seen kaaraange wax leen nañu moytu di génn ak di dem foo xam ne fii dañuy exposer seen dund mais également di leen rassurer ci disponibilité autorité sénégalaise yi pour jàppale leen ba ñu sauver seen dund. jamono ji lu ëpp téeméer ak juróom fukki junniy doomu aadama daw nañ jóge Ukraine wutali Pologne mu mel ni ci tiitaange lañ koy defee ci ñoom bokk na ci ay sénégalais yuy jànkantoog ay jafe-jafe wante ñu ngi koy muñ am yaakaar ni daal ñu dugg ca Pologne mucc ci guerre bi.
Chérif Dia ni ki tey ji ci suba fa nga xam ne moom moo di ca Corée daal nañ fay sànni aw sox woo xamante ni itam jur na jëya bu ñu fa jógee daañu dem fa nga xam ne moom moo di ca Australie foofee itam xam leen ne mbënn mi moom moo sonal askan wa la fa nekk itam ci ay yàqu-yàqu bari na waaye Ibou Diouf itam waxaat na ci li nga xam ne moom moo xew ca diwaan bu Ukraine ñu seetaan. ñeenti fan gannaaw ba fitna bi tàmbale diggante Russie ak Ukraine foofee ca capitalu Ukraine ba di Kiev nag jamono ji am nañ doomu réew mi ñu taxaw rek ne di jàppale ñi nga xamante ne ñooy armée bi ngir waa Russie lu ñu bëgg a def seen réew ne du ci dal benn yoon loolu nag dafay fësal rek taxawaay bi nga xamante ne armée bu Ukraine jamono ji am nañ ko ngir sàmm askan wa ak lépp luy moomeelu réew ma. ci loolu rek tamit dañuy wax ne xeex baa ngi wéy rawatina fi nga xamante ne mooy capitale ba di Kiev foofu nag mu gën a doon béréb bi nga xamante ne réew Russie moom la gën a soxla ba tax na rek kilifa yi féete foofu ca Kiev moom maanaam ca Ukraine amal nañu ab couvre-feu laata ñuy gën a sàkku ci askan wi ku ci nekk na nga mëne nga gën a taxawee ci jamono jooju nag waa Russie ñoom ñu ngi sàkku ci seen l'armée ñu gën a yaatal cong bi jamono ji li ñu mën a jàpp ci ñi nga xamante ne ñàkk nañu seen bakkan toll nañ ci lu toll ci 200 civil lu toll ci junni ak téeméer ak fukk ak juróom ñoo xamante ne am nañu ay gaañu gaañu lu toll ci 4 junni doomu aadama yu fekk baax foofee ca Ukraine daw nañu tamit uti fu ñu làqatu ji rawatina ci dëkk yi di Pologne Moldavie Hongrie Slovaquie wala sax ca Roumanie ci jamono jooju nga xamante ne rek fitna baa ngi wéy président bu Ukraine ñu ngi ko doon woo ngir ñu mën a toog waxtaan ak kilifa yi féete foofee ca Russie moom nag nee na nangu na li ni mel wante kii di Volodymyr Zelensky moom dafa ne toog waxtaan mën na am waaye bëggul benn yoon ñu defe ko ci fi nga xamante ne mooy Biélorussie di réew boo xamante ne kilifa yi féete foofu ca Kiev dañu jàpp ne rek ñooñu daanaka Russie la ñu àndal. ci jamono jooje nag Corée du Nord moom ñu ngi woyal di fësal seeni doole ci wàllu armée ndax tey ci suba teel lañu dóor ab missile balistique ba tax na rek seeni dëkkandoo yi Corée du Sud am ci ay njàqare bu rëy fësal nañ ko tamit jaarale ko rek ci ab communiqué ne loolu jamono ji xaaruñu ko woon ndax gët yépp a ngi féete fi nga xamante ne mooy Ukraine mi jànkonteel ay jafe-jafe ci daanaka armée lañ ci nemmeeku ba tax na rek ñu ngi sàkku ci waa Corée du Nord yu ànd ak dal te bàyyandi li ni mel. ñu jeexale kook Australie ak taw bu metti bu ànd ak mbën bu ñu nemmeeku foofee ca réew ma ñu ne nag jamono ji ñuy wax ak yéen daanaka lu toll ci juróom-benni doomu aadama yi ñu ñàkk seen bakkan gannaaw taw yi ñu nemmeeku rek ca bët saalumu réew ma ñu ne jamono ji nag ñu ngi woote wàllu ndax ñu bëri ci askan ba moom dem ak dikk mënatuñ ci amal dara jawriñ bi ñu denk lépp lu aju ci ministre d'état bi di Anastasia Paluski mu ngi sàkku rek ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa des ci bërëb bi mel ni Bisman ñu toog seen kër ba fexe ba li nga xamante ne mooy ndox mi wàññeeku bu baax a baax laata ñuy tàmbalewaat seen dem ak dikk. jërëjëf Ibou Diouf ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko ginnaaw xibaar biti réew ñu wax itam ci li nga xam ne moom moo xew fii ci réew bu Sénégal mu soxal wàllu njàng mi ak njàngale mi fii ci réew mi wutali diwaan bu Kaolack foofee itam bari na ay ndongo yoo xamante ni ci li nga xam ne moom moo di salle de classe yi daañu toog 4 ba juróom ci aw table bon lu ni mel itam tax na ki nga xam ne nag moom moo di ki nga xam ne moom moo di président sortant bu conseil départemental diwaan bu Kaolack teew na aw dalo woo xamante ni ñu ngi doon jébbal lu tollu ci juróom-ñaar ci ay collège d'enseignement ay table banc yooyu nag ci aw lim ëpp na 200 ci ay table banc Pambay Diaw Faly Gueye diwaan bu Kaolack. mu doon loo xamante ni lu nemmeeku la ci département bu Kaolack école yi yu ci bëri danoo manqué ay table banc ki fi nekkoon président conseil départemental nag ci génnam gu mujj gi daal dinay indi ci juróom-ñaari collège d'enseignement yu nekk ci département bi 200 ak juróom-ñaar fukk ci ay table banc. ñi am ay table banc également yoo xam ni dañ ko jox ci école yi. école bu ne CM Kanda dañ jox juróom fukki table banc ak ay chaise maître école bu mel ni Sigatrum dañu am benn classe dañ ko équipé complet ak 25 banc benn multimédia la CM bi nga xam ni moo nekk Ndofane également dina am juróom fukki table banc
bu ñu demee si Djilakhar ñeent fukki table banc commune Thiomby ñaari école lañu bu ñu boolee lycée bi ak CEM bu Xalambaas dañu am juróom fukk ak juróom. ci jamono joo xamante ni nag élèves yi dañuy toog ñeent jàpp juróom ci benn table banc Youssouf Sané nekk inspecteur ci IA bu Kaolack di xam ne mayum table banc école yi doon na lu am solo ci éducation bi. di wax nag principaux yi maa ngi leen di féliciter bu baax les chefs d'établissement ci matériel bii ngeen di am tey di leen wax ne rek matériel bu am solo la donc entretien bi daf ci baax exploitation bi aussi daf ci baax machines yi jox ko xale yi. xale yi liggéey si daal ba nga xam ni vraiment dina leen jëriñ. ci cérémonie boobu nga xamante ni nag ci lañ doon joxe table banc yi ñaari saalu multimédia yi nekk ci collège d'enseignement bu Sicap Rome ak lycée bu Kahone ñoom daal di nañ leen di jébbal ay ordinateur wàllu njàng mi ak njàngale mi ba tey diwaan bu Jidda Caaroy Kaw foofee nag nga xam ne moom moo di maire ba moom Mamadou Gueye lam ca jublu mu di dina def kéem kattan ba lu ñeel wàll wi mu gën koo ñoŋal lépp lu soxal itam daara yi dina def kéem kattan itam ba rek ñu daal di dëppoo ak li nga xam ne moom moo di xarala yu yees yi ñu teewlu ay kàddu Mamadou Gueye ci micro lay aan parce que li ñuy jox ni ñu koy joxe moo ko dàq maanaam dañu ko joxe ak yéene joo xam ne lii sabab bi rek mooy gunge école bi ñoŋal njàngin bi ba xale yi mën a jàng dans de très bonnes conditions donc Andrea ñu ngi lay jërëjëf. waa bi ñuy sàkku bokk moomeel bi déjà waxoon nañu ne éducation ak santé moom mooy suñu ay priorité ci li nga xamante ne si moom la ñuy dagaan ndax xam nañ ne zone bi ñu nekk buy commune Djiddah Thiaroye Kaw bëri na ndóol. bëri na aussi ay xale yoo xamante ne si nekk nañ xëy na ci ay famille yu difficile mais am nañu bëgg-bëggu am nañu yéene génn ci jafe-jafe yooyu famille yi aussi am nañu yéene gunge seeni doom yenn saa yi loxo yi moo dul joxtee ginnaaw moo tax commune bi fas na yéene impliqué wu bu baax a baax si njàng mi ak jàngale bi fas na yéene impliqué wu bu baax a baax ci santé bi. njàng mi ak njàngale mi jafe-jafe la wàllu wér-gu-yaram itam naka noonu diwaan bu Bawol laay wax daañu wutali fi nga xam ne nag moom moo di ca Tooki gaar foofee xam ngeen ne ma nga ca diwaan bu Njaareem ki nga xam ne itam moom moo fay maire ci la jamono di xam ne rek ne dina def kéem kattan ngir askan wala ñuy dund ci la jafe-jafe mu mën cee indi ay saafara diwaan bu Bambey Babacar Diouf Ndongo Ndiaye. ci commune bi nekk ci département bu Diourbel de maanaam secteur yëpp am jafe-jafe docteur Moussa Thiaw moo di maire bi ñu fa fal bees. ñun suñu bëgg-bëgg ak suñu yéene mooy na population bi di am ndox mu doy mais aussi ndox mu sell leneen li ci des nag en terme d'investissement effort lu ñu ci jàppalee ñu jël mais lu ñu ci jàppalewul aussi ñun ñu jéem ko gàddu pour population yi am ndox. ci wàllu njàng ak njàngale li fi nekk gëm ci école jafe-jafe yu bari la ñuy dund. tolloog 20 école ak juróom. naam doyut waaye école yooyu yu ci bëri sax ay jafe-jafe da ci am ndax tey bu nu ko wàññee lu tollu fukk ak juróom-ñetti abri provisoire mu ngi fi nga xam ne ay sàkket lañ koy defee sàkket yooyu daañu ko def ci at mi 2 ba ñetti yoon ndax jur gi dañ koy lekk la tax ñu koy lekk mooy 20 école ak juróom yooyu ñeent rek lañ ci clôturé yeneen yi yépp kenn clôturé wu ko tey boo fa demee ci 20 école ak juróom yooyu fukk ak juróom-ñaar yépp amuñu ay bloc sanitaire ay toilettes amuñu. wërgu yaram bi waxi noppi ndaxte ñaari poste de santé rek moo fi am. estimé nañ ko ci 20 junni ak juróomi nit ñooñu noonu tey di fajoo ci ñaari poste de santé kese ñaari poste de santé yooyu boo xoolee seen capacité d'accueil ci salle d'observation juróom-benni lal kese la. ñu fal leen ci liste gox yu bees équipe municipale bi saafara li ñu nekkoon jafe-jafe ci wàllu état civil ak palu koo xam ne ni moom rek lay liggéey. jërëjëf Babacar Diouf ñu sant ko baax baax gërëm ko diwaan bu Njaareem ak la ko wër programme national bu réconciliation bu capital semencier lu ni mel ba ko gën a ñoŋal ci bépp gox woo xamante ni mi ngi ci réew bu Sénégal xam ngeen ne directeur général bu ISRA amaloon na aw doxu nemmeeku diwaan bu Matam la ko wër lañ fa jot a bay itam kéem kàttan bu muy def ba rek ñu daal di koy jeqi jëmale ci askan wi diwaan bu Matam la ko wër Ali Bandel Niang. mbayum jiwum gerte ñu dippe ko semence pré-base te mu bawoo ci diwaanu Dexub Sénégal gi xalaat gi kat gént la woon waaye léegi mu nekk dëgg ndax nag lu jëm ci wàllu programme national ngir ko reconstituer capital semencier bi kilifa yi ISRA mi saytu wàllum jiw ci biir réewum Sénégal sol na ay dàllam ngir ñëw visiter ab exploitation 20 hectares yu ñuy amel ca périmètre bu Boy Nadji. man en tant que directeur général de l'ISRA ma ne ma ñëw saytu xool sur le terrain
li nga xamee ni moom la agent yi def pour nu mën a atteindre objectif 65 tonnes yi yemul fii rek parce que am na seen site yoo xam ni ñu ngi fay def production mais lii dafa nekk lu bees loo xam ni ci convention boobu la jóge pour montrer que au niveau zone Matam que mën nañu produire semence de pré-base de qualité mais encore mieux aller même au-delà def ay semences aussi certifiées convention bi ñu ko def nag résultats yi gis nañ ko tey am nañ ay période de semis yu ñu def tool yi rafet nañu te am nañu yaakaar que ay rendement yu am solo dina fi mën a génn. li yëpp tukkee ci réalisation benn projet bu ñu dippee Prodam nga xam ni at yi yëpp ci gannaaw noppi na soppi xar kanamu wàllu mbay ci diwaanu Matam benn ci ñeent fukk ak ñaari sipaay yi la benn opérateur privé exploité ci njàppandalu BNDE. pour wane ne aujourd'hui Matam moom am na ay prédisposition à répondre à l'appel pour ñu vraiment ñu participer de façon significative à la reconstruction du capital semencier parce que tey ñëpp xam nañu mbéy bi moo war a porter suñu développement mbéy nag du mun a dem sans des semences donc il faut des gens qui s'engagent pour defar ay semences yu baax pour suñu béykat yi ñu am seen loxo ay semences yoo xam ne rendement record yi ñuy xaar fileeg ñuy door ngóobum périmètre boobu lee tax ba kilifa gi jiite ISRA ak ñiy jiite kuréel gi di UNIS fas yéene étendre expérience inédite bi ci mbooleem sipa yu bare bari yi nekk ci doonu dex gi. caravane agroécologie woo xamante ni nam nañ koo amal ci fukk ak ñeent ci région yi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk fii ci réew bu Sénégal lañ ca tukkee itam bëgg a jël yenn ci ay kàddu yoo xamante ni ñoom ñoo séq wàll wi lenn ci ay rëq-rëq yoo xamante ni war nañ koo mën a joyanti wala boog nees mën a def ba mbir mi gën a ñoŋ Alioune di Saprera Bamba Samb. jamono di dox changement climatique bi di am ay jeexital ci mbay mi li ñuy bay di gën di néew te population bi di gën di yokku scientifique yi jàpp ne agroécologie rek mooy système bi mën a dimbali adduna bi looloo tax di TAES taxaw ci yaatal ko fépp ci Sénégal. agroécologie nag dafa di loo xam ne tey ñëpp dañu àndandoo daal di ne moom dong moo mën a saafara changement climatique bii nga xam ne béykat yaa ngi jànkonte ak ñoom ñun ñii consommer ñu ngi jànkonte ak ñoom. parce que dañoo def ay gëstu yoo xam ne dafa wane ni population wu adduna bi mi ngi yokk 50% maanaam téeméer yoo jël fii ak juróom fukki at population bi dina yokk yeneen téeméer yeneen 50%. mais li nga xam ne moom la population bi di lekk muy production agricole bi moom dañu gis ne enjeu dañu gis ne changement climatique bi dafa tax loolu di wàññeeku de 40% téeméer yoo jël ñu ngi perte ñeent fukk ci production alimentaire bi bañ laajtee lan moo ciy pexe ñu ne agroécologie mooy pexe bi njëkk ñu ne nag léegi nañu fexe ba Sénégal yëpp daal di dégg loolu ñu tàmbalee ko fii nag ci Bambilor war a def fukk ak ñeenti bërëb yoo xam ne ci biir Sénégal dinañ ko wër pendant presque 2 semaines tàmbalee ko fii bu ko producteur bi gëmee consommateur bi gëm ko kii defar engrais gëm ko chef de l'État gëm ko maire yi daal di koy gëm parce que caravane bi dina jaar seen dëkk fu ci ne daal di yenn ñi ci agroécologie léegi ngeen xam doole agroécologie. ab caravane bu war a jaar ci fukki gox ak ñeent ci biir Sénégal ngir waxtaan ak askan wa sottante ak ñoom xalaat ngir lii di PSE vert te agroécologie am ci ab pàcc bu am solo mën a doon ab réalité. léegi PSE vert ñu ngi koy mettre en œuvre loolu initiative son excellence président Macky Sall donc dina joxe instruction am na ay secteurs yu bëri ñun ñëpp dinañ jàpp ci dynamique bi donc ñii li ñuy def nii c'est-à-dire ils sont en avant gouvernement mu ngi ñëw di jàpp parce que defoon nañu benn organisation ñu def benn rapport jox ko gouvernement sukkandiku ci loolu léegi ci ñaareelu pàcc PSE bi ñu tuddee ko PSE vert pour jàpp pratique agroécologique. caravane bi nag Bambilor lañ ko tàmbalee li ñu ci bëgg nag mooy képp kuy yëngu ci wàllu agroécologie joxe sa xalaat ci naka la ñu war a def ba nga xam ne agroécologie dina nekk réalité fii ci Sénégal.
mbokk yi bokk na ci lu mu leen doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar ziara annuel bu Tivaouane xam ngeen ne ñaari at mi ngi nii amul li ko waral bokk na ci Covid 19 ca teewaayam ci mim réew boobu ak léegi waaye ren jàpp nañ ko ci fukki fan ak ñett ci weeru mars atum 2022 ci ndigalu ki nga xam ne nag moom moo di xalif général kullu Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour ñi nga xam ne itam ñoom ñoo yor comité d'organisation yi ci les jamono ñu ngi ca waar waa ci aw ndaje woo xamante ni amaloon nañu ko ak way taskatu xibaar yi Cheikh Anta Diop ak Selatir ci reportage. ginnaaw ñaari at ngi nii amaluñu woon ziara bi ndax mbas mi duggoon ci réew mi loolee tax na tey ji xalifa général des Tidianes yëkkatiwaat ñu amal nag ziara bi ñu jàpp ko fukki fan ak ñett ci weeru mars bi te nag ren ji dajeek téeméeri at yi nga xamante ni dañ koy fàttaliku Seydi El Hadji Malick Sy. Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy 1922 la tey ñu nekk ci 2022 muy 100 ans. muy tombé waral gaaf 100 ans yooyu nag tombé ak ziar général bi. xalif général di Tidiane sax mi ngi sàkku nag ci nguur gi rawatina ñi nga xamante ni ñoo yor wàllu paj mi ak képp kuy dikk ci Tivaouane nga topp digal yi nga xamante ni waa kër docteur ji nga koy digalee ngir xeex mbas mi. ren ji sax jël nañu ay matukaay ba képp kuy dikk Tivaouane boo bëggee daañu la ñàkk ngir aaru ci jàngoro ji di coronavirus. mbooleem mbooloo bu aju ci xadara bi moo xam bu mu mën a doon sëg ñëw ci Tivaouane nga takkoo ormal tegtal yi nga xamante ni moom la personnel sanitaire bi joxe. Tivaouane nag dëkkub Maodo bi daanaka li ko jàpp samedi bi di ñëw ak dimanche Tivaouane dina fees dell nag askan wi daanu jóge fu nekk ci réew mi ngir dikk ci ziara bi di ab ziara boo xamante ni nag Serigne Babacar Sy lañu ko doon defal. nit ñi bu ñuy ñëw ñu ànd ak dal surtout oto yi ñu ngi leen di ñaan xalifa bi ni bu ñuy ñëw Tivaouane sorewul. taxawaay bi ci président de la république taxaw ak yéene bi mu ci am ci ndigalu ministre de l'intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome ci taxawaayam. mbokk yi xibaar la wu ñu dàpp di aw accident woo xamante ni nag ma nga am fa nga xam ne moom moo di ca Ndagaay Ndéné xam ngeen ne ca département bu Mbirkilaan la nekk aw dawalkatu moto Jakarta moom moo yeboon aw soxna ci loole itam la rek aw camion daal di leen di jaar ci seen kaw ki nga xam ne moom moo di soxna si ki nga xam ne itam moom moo doon dawal moto Jakarta wi ci la jamono nag am na ay gaañu yu miti soxna soosee nag li nga xam ne moom moo di kooram ñu ngi ko yebal ca morgue bu Kaffrine mu mel ni nag ñi nga xam ne itam ñoom ñoo di waa gendarmerie ñoo nga teew ca barab ba ngir rek defab constat mu mel ni nag xibaar boobee daañ ci dikkaat ak suñu ndaw la nga xam ne moom moo ñu teewal ca diwaan bu Kaffrine ak itam la ko wër di Omar Ndiaye mbokk yi ñu wéyal xibaar yi wax itam ci leneen mu ñeel wàllu tàggat yaram course ak itam marche rapide ñi nga xam ne nag ñoom ñoo dëkkee ca diwaan bu Caaroy am ci lu tollook juróom ñaari at jëmale romb fukki at li ni mel nag ki nga xam ne moom moo ko door di athlète sénégalaise wile di Ñima Faye la mu bëgg mu di gën a ñoŋal mbir mu ni mel ca diwaan bu Caaroy ak li ko wër banlieue bu Ndakaaru ñu dem teewlu ay kàddoom ci micro Abdoulaye Anne. donc amoon na solo tey ma ñëw fii mën a partage ak xale yi loo xam tamit xam naa ko ci àdduna muy taw ju ma xam loolu moo taxoon tey ma def initiative bi aussi pour aussi gars yi xam ne banlieue aussi am na ay champion mel Ñima Faye fi nekk am pagay waaw parce que dafa am solo parce que xale dañ naan na jàng après def sport c'est important donc du coup man tey moo tax tey ma jël ay cahier ay bic offre xale pour war leen ne sport am na solo mais jàng aussi dara gënu ko pour ñaax leen ñu gën a góorgóorlu si jàng bi ak sport bi aussi. là comme yàlla def na on a un nouveau maire donc j'espère que moom na ci bàyyi xel ci loolu que xëy tey xale nu ñu mel fekk maire yi ñëpp ko daw xam naa na ci bàyyi xel bu baax a baax que lu am solo si Thiaroye xam naa na ci bàyyi xel bu baax a baax incha allah. Abdoulaye Anne moom moo tàttaan yooyu la kàddu ñu di ko jaajëfal bu baax a baax mbokk yéen itam ñu jaajëfal leen fii la ñuy jaar daal di buural jotaayu xibaar yi dig daje ak rédaction bu télévision Futur Média Léa Soukayna dina fi teew jukkil leen xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee tam ma jox leen daje ni ki ëllëg incha allah à partir de 6h30 ci seen émission info du matin lu mooy loolee tam way leen di des ak programme télévision Futur Média jaa ngeen jëf mbokk yi ñu fanaan jàmm.